tali bii jëm Kër Issa moo xaaj lépp lu nekk sa loxo ndeyjoor commune est la lu nekk si ndoxo càmmoñ commune Thiès Nord kon dama koy nuyu du nuyu délégué de quartier cité ouvrière mais également délégué de quartier Kër Issa du nuyu bu baax imam yi ñu fekk yëpp du nuyu la coopérative et à sa tête suñu xarit suñu mag président Aziz Diagne mais également le secrétaire général Ibrahima Cissé du nuyu bu baax suñu promoteur ba may ñëw dama ànd ak pratiquement le conseil municipal ñu gën ci ràññee madame le maire Niagne Kane mais également des honorables conseillers ñu mel ni Toumani Diallo Kadia Mal Mantoulaye Diouf Aïda Gueye Aïssatou Dieng mais également population mun naa ni ñi nga xam ni ki jóge nañ ci yeneen gox yi pour mun a fekkee du beneen nuyu population cité ouvrière commune Thiès Nord cité ouvrière commune Thiès Est mais également les populations de Kër Issa maa ngi am mbégte lool du nuyu bu baax le président Dame mais également le délégué du marché central suñu xarit suñu frère Thierno Ciss am mbégte teew fii ndax li nga xam ni tey moo ñu fi dajale dafa bokk ci suñuy préoccupation parce que ñëpp xam na ni commune Thiès Nord coonoom bu gën a am solo mooy marché parce que yàlla daa def ñu yore marché central te marché central nekk ci anam yi nga xam ni buñ ko dimbaliwul xëy na ñu fay jaay souvent problème rek la ñuy nekk et pour ñu régler le problème du marché central il faut que ñu décentraliser am ay marché de quartier loolu moo tax commune moo yore prérogative moom la loi bi wax que ni moom rek moo am sañ-sañ créer marché moo am sañ-sañ toxal marché moo am sañ-sañ modifier marché waaye comme commune dooleem daa néew ndax tey li nga xam ni moom lañ fi investir mu jege ci 400 millions c'est pratiquement le budget de la commune Thiès Nord kon xam nga ni fii ak 50 ans xalaatoo mën a mobiliser 400 millions du def marché donc da ngay dem mais loolu du tee nga ni aw ma mënuma du ma jéem il faut que nga wuti ay partenaires moo tax ba may toog a toog la coopérative saisir ma ne ma ñun am nañu site au niveau de la cité ouvrière te site boobu dañ ko réserver marché te xam nañu ni mënuñu def marché te commune bokk si dañoo bëgg ñu wuti ensemble partenaire ma ni dinaa sawar lool parce que site boobu c'est un site stratégique dafa am ay quartiers yu nga xam ni ñoo nekk si wetam te dañoo sori marché bi lu mel ni Kër Issa lu mel ni Madina Fall lu mel ni cité ouvrière donc ñi ciy wax ba yàlla def ñi ñëwaat ne ma monsieur le maire ñun de am nañu un partenaire et loolu c'est l'occasion de le remercier très sincèrement Serigne Mansour Mbaye ma ne ko mu ni ma pare na pour def marché bi léegi li nga xam ni moom moo des mooy ñu ànd ak yow ñu wuti autorisation de construction ma ne ko loolu dinaa ko sawar projet bi sama projet moo tax ba ñu ñëwee ñu signé autorisation sous-préfet ne moom am na du ko approuvé ndaxte suuf bi wóorul ni ñoom ñoo ko moom donc il a fallu ñu manœuvrer ma dem si moom def pression ne ko foofu moom coopérative d'habitat bi de semaine de fer ñoo ko moom loolu man mun naa jël seede bu laajee kayit ma bind bu laaj lu mu laaj ma seede leen ne ñoom ñoo moom suuf et c'est dans ces conditions que le préfet a approuvé pour ñu tàmbalee marché bi promoteur bi wax na ko duñ ci dellu c'est un marché moderne mais lu tax ñun ñu ni nañ ci def suñu fulla ak fayda ba marché bi bañ a dee comme yeneen marché yi nga xam ni dañ koy ubbi marché central lekk ko parce que suñ ko deful rek toujours marché central problème boobu day am donc ñu ni d'abord
balaa ñu koy ubbi nañu autoriser les ambulants ñoom ñu def foire gën a def publicité bi mais ñun aussi lépp lu ñu mën a def si wàllu communication ba population Thiès yëpp xam ni y a un marché les populations de Kër Issa nu ñu leen war a mën a sensibiliser balaa ñu fiy romb du dem feneen cité ouvrière balaa ñuy romb marché bi dem feneen Madina Fall balaa ñuy romb marché bi ñu xam ni lu ngeen doon def du dox ay 7 kilomètres ñëw nañu ba seen wetu tànk def leen ko soxlawu leen encore ngeen di teg seen bopp coono yi ñëw leen ngeen dugal marché parce que seen marché la il ne sert à rien ñu investir plus de 400 millions après ñëpp di ko romb di dem marché central du fa tànjaloo te fekk na bàyyi nañu marché bi les mêmes produits moom ngeen di fekk marché central kon ñu ngi inviter les populations ñu approprier marché bi def ko seen marché central. Marché central c'est vrai fan yi gis ngeen saam li nga xam ni moom lañ fa def ndax bu ñu dajoo dafay am occasion marché la ñuy wax anam yu mu nekk mënatul continuer du nekk noonu parce que jamono day dox marché saam yàgg na ñu may wax depuis 74 1977 mais anam yu mu bindoo marché mënul bindoo noonu. amul sécurité amul hygiène bu nawet jotee suñu jigéen ñi pour ñu dem fa sax dañuy takk ay imperméable pour dugg fa puus pour mën a jënd marché bi c'est une responsabilité de l'autorité locale mais aussi de l'autorité administrative pour ñu moderniser ko wala dans les prochains jours marché bi 4 mois la mais mën nañ jàpp fii ak balaa mi nawet di ñëw ce sera un marché moderne de 300 étals ñetti téeméeri étals dina am juróom-ñett fukk ba téeméeri cantine mais également dinañu réserver place pour ñi nga xam ne ñooy jaay soble lu mot junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk mètres carrés yi nga xam ni ñoom lañ koy jël mais marché bi suuf bi dañ koy pavé dina am ay toilettes dina am ay système d'assainissement dina am éclairage loolu moom la Thiès mérito loolu lañ fay bëgg a def du mbir mi du soxor du dañoo leen di bëgg ñu fay daan doole ñëpp suñuy waajur lañu bu ñu sañoon duñ leen dàq ci kaw tali bi place lañ leen di jox ñu mën a jaay ci xel bu dal ba ngoon jot ñu ñibbi seen kër loolu suñu responsabilité te inshallah dinañ ko def pour mën a permettre les populations mais beneen bi mooy au niveau du marché central am na fa benn centre commercial bi nga xam ni ça faisait partie des travaux de Thiès de 2002 2004 ñëw ñu arrêté chantier bi mu nekkoon un marché de 1 milliard de francs État du Sénégal d'alors ñu arrêté les travaux ñun ba ñu ñëwee depuis 2004 ba léegi ça fait 16 ans tous les gros œuvres pare na il fallait que ñu wut ay partenaires pour ñu mën a defaraat ce centre commercial dëgg la trouvé nañ ko entrepreneur promoteur bi amoon na ay jafe-jafe mais fan yi ñëwaat na nee na incha allah jafe-jafe yu ma tënkoon dañ na dinañu mën a defaraat centre commercial boobu mu nekk au grand bénéfice des populations parce que ce sera un centre commercial moderne parce que bu fekkoon 2000 arrêté wuñu woon sànci kees yi 2004 kon tey du ñu wax sax Auchan parce que centre commercial boobu si wàllu luxe ak hygiène amul Sénégal mais dañ ko arrêté woon xëy na ñu bëri gisuñu ko mais bu pare buñ ko demee di visiter dañoo xam ni centre commercial boobu moom moo gën a taaru Auchan yi nga xam ni foofu la nit yi di dem di jëfandikoo foofu aussi bëgg nañ ko incha allah defar mu pare mais également Madina extension am na site bi nga xam ni dañ ko def marché incha allah aussi keroog samedi le conseil municipal a délibéré autoriser le maire mu signer convention avec un partenaire ce sera aussi un marché de 400 millions et dañuy xaar approbation du sous-préfet incessamment pour mun a dem teg pose première pierre mun a def marché boobu mais le tout si time 2020 bi la pour que au moins dans le quartier Kër Issa Madina extension Madina Fall cité ouvrière commune est comme commune Thiès Nord ak même le département ñu mun a am 2 marchés yi nga xam ni dina leen jege
mais également le marché Ngelaw dañ ko war a moderniser ak le marché Thiali wax nañ ko sànq le marché Thiali def nañ fa ay centaines de millions c'est un marché bi nga xam ni doxul te dañ ko war a dundalaat loolu mooy tax le marché central liggéey buñ ci war a bëgg a liggéey mu mun a sotti parce que mënuñu jël kees yëpp xëpp ko marché central nekk ci nga xam ne rek doom bu juddu mu lekk ko war nañoo mën a permettre tey bii par marché central yërëm commune cité ouvrière mu dund yërëm Madina Fall taax kaw ak et cetera donc yooyu moo doon li nga xam ni bëggoon naa ko leeral si wàllu marché donc am nañ ci yéene li nga xam ni ñun defuñu ko soxlawul ñuy wax ni ñu ñoo ko def parce que comme lu ma ko waxee sànq loo mënul amal humilité ne mënuma parce que lii ngeen ma jox mais dinaa wut pexe parce que tey bu ngeen xoolee lampadaire yi romb Kër Issa 60 poto yi mais man duma ni maa ko fa def mais mun naa ni ci soit ba ñuy tëral itinéraire parce que 700 lampadaires moo dugg commune Thiès Nord mais man maa rëdd fan lay jaar man maa rëdd ne terrain raay Kër Issa war na mun nañ ko def éclairage moderne parce que su priorité la mais état du Sénégal moom moo am programme lampadaire moom moo génnee 50 milliards pour jënd ay lampadaires yóbbu ko ci commune yi Thiès bénéficié wu am ci 3000 lampadaires commune Thiès Nord am ci 700 lampadaires mais commune Thiès Nord bu ñu indee 700 lampadaires fu ñu koy def maire ba dina wax fii laa bëgg ngeen def ko et nous avons tracé les axes pour lampadaires yooyu dem foofu donc loolu du ñu wax ni ñun ñoo ko def mais mun nañu ni ñun ñoo tracé les artères yu nga xam ni foofu la lampadaires yi di leen wax imam wax na ko sànq dañ ñoo fal pour ñu liggéey askan bi ñun école Kër Issa laay jàngale te namm naa samay élèves damay si Idrissa laay àndal Thiès waayu wóolu ko mu gañe Thiès yëkkati mairie dénk ñu donc luñ ci fas yéene def mooy jaamu ci soxla yu nit yi ba bu jeexee bu askan gi kontaanee xayru bu kontaanul ñu jëlaat suñu kër demaat suñu classe parce que le poste du maire n'est pas une fixation pour nous dañ ko def uniquement pour liggéeyal askan bi si la ñu nekk du gërëm ñëpp du sant suñu borom moom mi nga xam ne may nañu bés bi tey ñu mun ko fekkee mun a def inauguration bi du ñaan monsieur Mbaye première passe bi oui voilà maa ngi doon gisuma ko maa ngi doon wax sax ba léegi donc monsieur le maire sama collègue Bassirou Diop yow laa njëkk a tudd ba may nuyoo nee naa leen maa ngi nuyu sama collègue maire commune Est ndax fii Thiès Nord la mais fii nag moo ko yilif moo yilif jumaa bii tiim ñu waaw su moom la ko yàlla jox moo ko yilif donc moom aussi ànd bu diggante mag ak rakk la moom itam ñu ngi koy gërëm du ko sant commune am moom itam macha allah parce que Thiès moo yore commune bi nga xam ni moo ëpp macha allah population Thiès Nord ça tourne autour de 104 000 habitants mais Thiès Est 150 000 habitants la man ba ma yoree téeméeri habitants ak ñeenti junni moom mi ngi yore téeméeri junni ak juróom fukki junni doomu aadama yu fa yeew donc moom moo yore commune bu ëpp nit ci Thiès am ay jafe-jafe moom itam ñu ngi koy gërëm parce que mënoon na ko ci bañ a fekk mu ñëw ànd ak ñun accompagne ñu xam na ni marché bi marchéem la waaw moom dama koy wax sax ne ma xaw ma da nga ko luxus waaye lii moom maa ko moom parce que taxi yi mu fi war a jëlee da koy yóbbu Thiès Nord te sama population ñoo fi ñëw fréquenté loolu moom da koy métti lool maa ngi gërëm aussi monsieur Sow nga xam ni mooy gérant restaurant bi moom itam wax nañ ko on va vous accompagner parce que ay entrepreneur ay opérateur économique yi nga xam ni mënoon nañu jël seen xaalis def ko feneen mais ñëw investir ci créer ay emploi ay ndaw di ci liggéey ñooñu dañ leen defal mention spéciale Sow ñu ngi lay gërëm du la sant wax naa ko keroog dinaa ko waxaat tey ndax li nga def ndawul ñëw ci zone bi nga xam ni amul tey boo xoolee la ville de Thiès dans ce domaine là muy hôtellerie ak restauration c'est les Libanais ñoo fa nekk mais bu ñu gisee ay sénégalais bon teint ñëw dugal foofu dañ leen war a mun a accompagner ñu ngi leen di gërëm bu baax du sant ñëpp du nuyu bu baax suñu yaay Paris
ñoom ñu gis ñi yaa ngi woon ci délégation bi ñoo leen di sant wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. yéen mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu président Dame Ndiaye muy président UNACOIS Diapo bu Thiès mu ñëw nag ci ñaari étiquette yoo xam ni moom la ko yàlla jagleel mu indiwaale ko yàlla dogal na moo fi représenté président national ndax tey dañoo am ay événements yu rëy encore yoo xam ni dafa dal ci kaw UNACOIS waaye bisu tey cité ouvrière bi mun ko woon a bañ a teew waaye xat-xat may nañu woon tey ñu amoon gànt ko mën a teew beneen bi ci desit yàlla def conseil régional moom la ñu jox seen kàddu ndax moo yore affaire commerce ci biir ak acteurs de développement yi ci conseil régional bi yàlla dogal na aussi étiquette boobu moom la indiwaale fii ci ron kon donc ci turu étiquette yooyu lañ koy waxale ñun jëmmam bii nga xam ni mooy Adama Niang nekk premier vice président wu UNACOIS Diapo topp ci ginnaaw président Dame Diagne ànd ak nag ak délégation boo xam ni présidente régionale des femmes de l'UNACOIS moo ko jiite Adja Fari Dieng mu ngi nii toog suñu biir ak le président départemental di Alaaji Thierno Ciss mu ci biir mbooloo mi toog ak Eumeu Thiam secrétaire général de l'UNACOIS Diapo au niveau régional mu ngi nii toog di jël nag suñu nuyoo di ko jiital di ko jox imam di ko jox wàccukaayam ci biir jotaay bii di nuyu monsieur le maire di ko jox wàccukaayam ci jotaay bii di nuyu monsieur le délégué de quartier di ko jox wàccukaayam ci jotaay bii di santaat bu baax nag yàlla tey nuyu suñu sëriñ suñu xarit suñu soppe Mouhamadou Mansour Mbaye mu yàlla dogal tey mu nekk promoteur bi dox lii ak ñun ak Abdoul Aziz Diagne ñoom ñoo doon ñëw ci ñun ñuy waxtaan ak ñoom ci lii ba tey yàlla dogal lii am xëj na nag ñoom ci seen bopp bu ma doon wax ni technique am na tey man ñoom laa mën a wax ni ay nit ñu am xel lañu ñu ay technicien lañu ndax marché tabax nañ ko fii ci Thiès ba tey marché yàlla tëju mënuñoo ubbi ndax dañoo jëlul plan ba nga xam ne moo adéquat ci commerçant kon ñoom dund nañu loolu avant cela ñu waxtaan ak ñun ñu wax leen marché nan lay doxee kiy jaay ceeb ak kiy jaay diwlin kiy jaay effet de toilette ak kiy jaay ay tissus mënuñu bokk plan magasin magasin yi dañoo diversifié kon donc ñoom suñu amee xel boobu ñëw seet ci UNACOIS waxtaan ak ñoom ci loolu kon dañuy xam ni ñoom ñii wax dëgg yàlla xam nañu li ñuy def bu baax a baax di nuyuwaat nag imam bu baax a baax di ko sant di ko gërëm ndax it nag li mu fi wax war naa dal yaakaar ndax ñaan gi dong bu ci yàlla dëggee am nañ yaakaar ni marché bi nekk marché boo xam day solo dina taxaw incha allah ndax président Dame kat bañ ko waxee lii ba waxtaan ak ñoom ñii xam nga ne xalaat bii nit ku am xalaat moo koy xalaat avant marché bi ñëw nga ubbi fii benn foire pendant 3 jours muy yëngal marché bi waaw loolu mu jëm 15 jours kooku dina dundal marché ndax loolu moo mën a dundal marché dañ koy tëggal li ma ngi daan wax ay luuma waaye marché boo ñëwee xalaat ko jël politique dugal ci biir indi ay politiciens yoo xam ni commerçant lañ boo xam ci pilier lañ toog marché bu mën naa am 100 ans doo ca gis kenn ku ko weddi demal Mbour 3 nga xool ko léegi mu am 20 ans amagul ay te du mu sa fees parce que du joxuñu ko ñaka moom kii liggéey ngay jox mbir te duñu politique ba la commerce liggéey amul leneen da ngay mën a liggéey boo ci mënta liggéey ay xarit ak àndandoo nekk ni mbir mi da nga koy jox ko moom boo ko joxee pour moom it di nga sonn seen marché bi nag bu fexe leen rek ba commerçant yi ma ko dugg ci waaye borom commerce boo xam da ngay sa cartable toog sa kër moom boo yaakaar cantine bi commerçant yi amuñu benn doyet koo xam ne nañu luye nit koo xam da ngay tëdd sa kër jël magasin yi luye ko ba pare ñëw di leen ko luye suur yowaat du ñu def loolu kon donc ñoom dañoo bëgg partenaire direct gagnant-gagnant te yéen ñiy defal doxal ngeen kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci loolu baax dina xamal ni tey jii nag wallaahi président ñëw nañ nii fi mu toll ñu ngi xaar stade Maniang Soumaré xat-xatu jamono moo ñu tënk waaye wallaahi mënoon nañoo yëndoon ñëw fii ba jant bi so te duñu tàyyi ndax jaral ngeen ñu ko wan nañ ñu ko ca ba ñuy commencé ba suñu jëm yàlla tey kon loolu yàlla dogalee tey ne ñaari xew fa dal suñu kaw mun ñu bañ a ñëw fii ndax it nag yéen ñi nga xam ne yéen ñu ci boole dugal ci ba ñu sax takk ci lépp loolu nguur si naan dañ koy takk lépp ñun dañ koy takk lépp ñu ngi ci batt kon donc dañ cee war a taxaw ci war a taxaw loolu donc moo doon li nga xam ni
ñooy suñu yéene ci lii tey ñaan nag marché bi yàlla def lu kaw suñu njort li nga xamal ni daal ñu ngi ci tey ñu ngi ci suba ñu ngi ci ginnaaw ëllëg heure bu ngeen xamee ne tey jii am lu ci war a sooxe te nga xam ne war na ñëw ci ñun ci en tant que responsable inenvoyé su ngeen ñëwee ci ñun luñ ca war a mën a dox dinañ ko ci dox président Dame daal nee na sant na leen gërëm na leen bu baax a baax a baax amul seen fay ndax yéen a ko ci boole ndax am nañu ko fi def yu mel nii te boolewul leen ci yoon te ku leen ci boole woon dañu téyewoon seen loxo waaye yéen a leen ci boole kon nag da ngeen di xam ne mook yéen ak marché bi ba ilaa yow mi diin wala boog ba yàlla xam la muy def di nuyu nag suma benn jigéen mooy Adja Aïda May yàlla dogal na dañoo xamee lu jiitu ci yotaayu tey bii muy sama jigéen di jigéenu Iran yàlla dogal na nag loolu la yàlla defal maa ngi koy jaar di ko nuyu di ko yóbbuwaat ci kaayam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. kon ñu ngi sant yàlla jaratul kon ñuy guddal ci mbir moom dañuy rek insister sur un aspect dama bëgg a beral rek ñetti nit rek rapidement muy le groupe Jema ak Mansour Mbaye wane ni vraiment partenariat bi ñu am ak moom partenariat bu sincère la mi ngi bëgg a yàgg muy ci suñu côté ci côté am lépp loo xam ni tënk nañu ak moom vraiment daf koy doxal ba mu mat ak tout le contrôle nécessaire nag ndax fu nu toll ñu ngi xool ñu ngi évaluer li mu def mais ba ñu commencé ba léegi ay satisfaction rek lañ ciy am ñuy beral aussi néo parce que dañ koo xaw a tëb muy Babacar Ndoye Babacar Ndoye c'est notre géomètre conseil mu bokkit membre de la coopérative accompagner nu ba dara dul dara ba fii ñu toll tey ba fii ñu toll tey jii fu ñu toll rek moom la ñuy woo di Ndoye kaay muy guddi muy bëccëg mu ngi ci terrain bi membre conseil bi du ma leen di def naa ne liñ ci wax doy na sëg ñuy beral nuyoo aussi Abdoulaye Sène di sunu architecte bi vraiment luñ ci wax rek du doy danoo wër architecte yi ci Sénégal yëpp kenn ku ñu dem li ngeen doon laaj ak li ngay wax ni moom ngay fayeeku pour mën a porter projet bu toll nii dama koy ñenewuma ko sax tudd fii ndax romb na ñaar fukki millions jëm ca kaw moom ñu waxtaan ak moom mu ne ni dinaa leen accompagner gratuitement laajuma leen dara bañ ne ko ba yenn taxes yi sax yi nga xam ne dañ ko koy imposer sax daf koy fay ñëw ne nu fay naa ko vraiment mu nekk nit ku sincère ñu teniroon devant tout le monde vraiment remercier ñuy remercier aussi le maire Lamine Diallo dossier bi fi mu jaar yëpp muy urbanisme di cadastre di impôt et domaine benn ku nekk di nga def ñaari weer yoo xam ni bis bu nekk nga liggéey ak ñoom moom bi ñu yegsee ci bureau indi dossier yi en une journée mu traité dossier yëpp vraiment accompagné nu di ñu ànd ak ñun ca préfet di ànd ak ñun ca sous préfet ba tey jii projet bi yegsi fii loolu daal lañ ni woon rek dañu koy seedeel mbooloo mi di gërëm ñëpp di gërëm aussi imam yi fi teew ñoom ñëpp répondre nañu à notre appel jarul mooy limaat di gërëm aussi vraiment chef de quartier Médina Fall chef de quartier Balabé vraiment moom du fi gan ndax membre la ci coopérative bi mu ànd ak sunu xarit sunu ami Sarr vraiment ñu doon am mbégte ci seen teewaay vraiment ci taxawaay yi fii jigéen ñi duma ko wax ñoom dañ ñuy accompagner chaque jour bis bu ne ñu ngi ñëw diñu jox ay conseils diñu wax nañ def nii moo gën lii moo gën te xaaruñ ci dara lu dul cité bi dox rek ñun nag li may tënkee rek di ko jeexale mooy marché bi daal liñ ci jublu mooy dañ ci wutul woon sa xaalis ndax buñ doon wut xaalis am na ay firme yu ñëw fii proposé nañu xaalis bu bare pour jënd ko pour def ko genre complexe yooyu ñuy def mais ñun dañoo bañ ndax dañu jàppoon ni daal war nañu mën a def fii loo xam ni suñu jigéen yii ñu dëkkal bu ñu xëyee di dem ba marché central ñu gis transport bi ni mu méttee ñu mën a dugg fii jënd fi jënd fi yàpp jënd fi légume delluwaat ci seen kër añ ñi gën a teel a pare kon daal vraiment ñuy gërëm ñi سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. mbokk yi fi toog ñu ngi leen di nuyu bi gën a tedd di nuyu lislaam di nuyu diine muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. xam naa tey sama mbokk imaam yi lay njëkk a jéggulu ndax tey moom damay dindi casquette imaam bi sol casquette liggéeykat bi te mooy homme d'affaires entrepreneur. Imam Ndiaye xam naa ne loolu moom di ngeen ñu ko jéggal tey ñu dindi kaal ak imam Ndiaye mbaxane yi te sol casquette boobu ndax liggéey moo ko lay. bu ko defee fi ñu bëgg a tàmbalee rek mooy suñuy nuyoo ñu tàmbalee ko ci monsieur le maire de la commune de Thiès Est, Mamadou Lamine Diallo de Thiès Nord. Mamadou Lamine Diallo mii toog nga xam ne mooy suñu maire ci gox bi wax dëgg yàlla jàppale ñu taxawoo ñu si liggéey bi ak ci projet bi ba ñu yëg si fii ñu yëg si tey jii ñoo ngi koy gërëm di ko sant. beneen gërëm bi ni ñu ko jëmale ci coopérative d'habitat des chemins de fer ni ko Ibrahima waxe léegi ak président ñoom ñooy suñuy partenaire ci projet bi ñoo óolu GEMA SARL di suñu entreprise du entreprise bu ndaw nag du entreprise bu mag de GEMA SARL entreprise bu ndaw la bi mu juddoo ak léegi matagul sax 8 ans ay jeunes ingénieurs ñi ngi nii toog ñenn ñi ñu ngi ci biir ñoo ko créé def ñu ñun seen directeur général. comme xam nañ ni ñun jaar nañu ci fonction cadre depuis Sonatel nekk ingénieur de télécom ñu jël ñu teg ñu ci kanamu entreprise boobu mais ñoom ñoo am taxawaay am Pastef am takku nekk Dakar di ñu jàppale projet bu ñu sumb ñu ànd ko ak ñun ba mu yegg. beneen bi mooy dañu am ay xarit ay partenaires ay bailleurs de fonds yoo xamante ni seen alal dañu ko yéene fas ci yéene di liggéey bu ñu gisee ñu mel ni ñun ñu dugal ko ci loolu ci projet yu mel noonu ba ñu mën a réaliser li xam ngeen ni projet bu tey nii du man Mansour maa ko mën a réaliser du suma naataango collaborateur ingénieur yu ndaw yi fi toog ñoo ko mën a réaliser. bu ñu ko réaliser dafa am ñeneen ñu ne ca gannaaw suñu gannaaw di ci jàpp ci wàllu financement ci wàllu taxaw ci wàllu yëpp ba ñu yegg si fii ñooñu ñi si ëpp ñi ngi Dakar du ñu tudd seen tur ndax ñoom loole moo leen gënal li leen gënal mooy nañu gis ku ñu óolu jox ko seen alal mu liggéey bu ñu paree luñ ci am si bénéfice ñu séddoo ko ak ñoom. am na ay bailleurs de fonds yu ne Sénégal yoo xam ne ni noonu la ñuy liggéey. confiance boobu nag moo jafe mais ku ñu xam ku ñu xis am ci yow confiance mën nañu liggéeyandoo ak yow. beneen bi mooy am nañu suñu banque partenaire muy banque islamique du Sénégal bii nekk Thiès monsieur Touré nekk ca bopp ba ñoom itamit wax dëgg yàlla accompagner nañu façon accompagnement bu nekk léeg-léeg jafe-jafe am ñu dem fëgg leen ñu génnee léeg-léeg seen alal jox ñu nañu dem leen liggéeyaat bu ngeen paree ñu remboursé kon loolu moo waral ñu mën a réaliser projet bi ci anam yi ñu ko réaliser grâce à la confiance de la coopérative d'habitat des chemins de fer suñu xarit Abdoul Aziz Diagne nekk ci seen bopp. beneen remerciement bi bien sûr ñi ko jëmale ci ñi nga xamante ni mooy waa koñ bi ak waa quartier bi jigéen ñi ak góor ñi parce que bi ñu tàmbalee marché bi ba léegi wax dëgg yàlla ñoom xam nañ ne marché bi seen marché la marché bi ñun tabax lañ ci am xaj na ak defar yi nga xam ne mooy ay commodités yi ñu war a am wante bu ñu paree ñoom ñii ñoo koy jëriñoo bu ñu paree maire mii moom marché moo koy exploité ak waa koñ bi ak waa dëkk bi ak ñi nga xam ni ñooy quartier environnement loolu moo tax d'ailleurs dinañu ñaan maire ni ko lii nga xam ni mooy sa premier bijou ci koñ bi xam naa ni tey ku dox diggante cité Balabé cité quartier Madina Fall cité ouvrière bi nga xam ni moo uuf marché bi jëm Kër Issa jëm ba Fandène xam naa ni doo fi joog a gis marché bu mel nii ñeme ma wax nag ni marché bu mag ñoo ko daaxale marché wante xam naa ni loolu maire moo ko mën a apprécier wante daal xam naa ni marché bi
marché bu moderne modernité boobu nag lañ bëgg ñu continuer ko ci taxawu ko ci entretien bi ci hygiène bi ci wàllu niñ koy jëfandikoo loolu ci wàllu quartier bi ak ñi ko dëkkee nga xam quartier environnant yi ñi ko dëkkee nga xam ne ñooy jëfandikoo marché bi ak wàllu commerçant yi loolu seen wàll la ma door a ñëw nag ci commerçant yi ñoom laa bëggoon mujjee parce que ñoom moom marché bi seen président ngi nii toog Hadji Dame Diagne ba ñu tàmbalee marché bi moom lañ njëkk a woo maag président Abdoul Aziz nekk ñëwal ñu toog réunion ndax buñ dee def marché kat ku ko tudd commerçant tax ñuy wax xam naa du yàgg ba ñun ñu ñëw fi toog di jaay Abdoul Aziz Diagne mais ak ñoom Ibrahima du yàgg ba ñu ñëw lal fi ay mbaar di jaay wala ñu yor ay kii di jaay commerçant yi ñoo fiy jaay ñoo moom marché bi moo tax ba ñu tàmbalee marché bi ca njëlbéen ga avant même ñuy commencé travaux yi lañ leen woo ne leen ñëw leen ngeen wax ñu marché bi nu ngeen ko bëggee ak lu ngeen ci xalaat waaw mu ànd ak ay collaborateurs ñoom Ibrahima Cissé yi nii toog ak ñoom ñëpp ñoom Saliou ñoom Ëmma ñoom ñëpp ñu ñëw toog xelal ñu ginnaaw yàlla tey architecture bii ginnaaw li architecte Ndoye defar ba noppi moom tamit ñu koy remercier au passage ñoom ñoo ñëw ne ñu modifier leen ci lii ak lii ak lii léeg-léeg ñu ni surface bi tuuti na yokk leen bi léeg-léeg ñu ni bii rëy na wàññi leen bi ñuy def noonu ba li nga xamante ni lii moom la ñu taxawal tey jii taxaw kon ñoom itamit président Dame am ngeen défi bu rëy parce que lu maire man di taxawee ci wàllu administration lu coopérative bi mun di taxawee ci wàllu marché bi commerçant yi ñooy exploiter marché bi kon li ma doon wax léegi ci population yi mooy dellu siwaat ci ñoom parce que commerçant yi bu ñu bëggee marché bi jag te dox incha allah dina dox bu ñu bëggee nag marché bi bañ a jagadi plutôt mën naa am ay jafe-jafe wante yaakaar nañ ni ñoom détermination ak engagement bi ñu woon bañ ko tàmbalee ba léegi moom la ñuy continuer ba marché bi mën a nekk boobu du ma ne marché bi gën a rëy ci Thiès mais mu bokk ci marché yi nga xam ñoo gën a rëy ci Thiès loolu nag liñ naan ci bu naree neex bu baxee xeeñ mi ngi tàmbali waaw gis ngeen suñu mbokk marchand ambulant yi ñoo fi def lii ci suñu gannaaw di foire boo xamante ni bi biñ leen ko waxee président Dame boole ñu ak ñoom Jibi Ndiaye ak ay collaborateurs ñoo ñëw taxaw ne ñu loolu ñun ñii ñoo koy organiser ba mu rafet ñetti fan yi nii ñu nekk fi commencé di animer marché bi di jaay waa koñ bi dañu ñëw di jënd si ba guddi léeg-léeg ba minuit man barki dem jaar naa fi ay 10 heures dem si guddi mais day mal ni marché bi mi ngi door a tàmbali te loola nag mooy dundal marché waaw mooy dundal marché bu ko defee ñi nga xam ne am nañ fi ay cantine bu ñu paree ñoom it bu ñu ñëwee jël seen cantine à partir de demain dinañu livrer clé cantine yëpp wax naa que suñu assistante Aïssata macha allah madame Guèye mi ngi ne toog moom tamit ñu ko di ko sant au passage di santaale au passage balaa ma koy fàtte ni ma ko waxee léegi suma collaborateur GEMA yi nga xam ni ñoo nekk ak man te liggéey Mansour Mbaye suñu turandoo Mansour Junior lañ koy wax mi ngi fi toog Cheikh Niang bu Probatis moom tamit jaar na fi war a dem Louga ndax moom tamit dafa am cérémonie familiale à Louga moo ko tere teew moom tamit Hadj Bàcci Mbaye di suñu cousin di entrepreneur bu mag nekkoon Conakry jóge Conakry ñibbi si Dakar moom tamit bokk ci GEMA mi ngi nee toog moom tamit ci suñu ay collaborateurs la ñu bokk. loolu nag dama ne bu ñu ko mënee ginnaaw yàlla taxawaayu ay li ñu naan ay loxo yu bëri bu ñu jàppandoo dara rek mën nañ ko daal défi boobu la ñu bokk la lépp waaw jàppandoo suñuy loxo ñu nag waa coopérative ñu nag waa commerçant yi ñu nag ñu nag waa mairie ni ma ko waxee léegi ñu nag waa dëkk bi ak waa koñ bi ba mën a taxawal marché bi première tranche bi rek la ñu defaragul moo nekk nii mu toll ci 100 cantines am nañ ci lu mat 25 cantines de 25 mètres carrés mooy yi ngeen di gis nii mu lëlu tali bi am na yeneen bi nekk ci ginnaaw fële ci côté arrière bi am nañ ci lu mat 50 cantines yu 5 mètres carrés mooy cantines yi jàkkaarloog hangar bi nga xam ne ay cantines yu ndaw lañ ko wax def ci ndigal waa UNACOIS wane ni ñiy jaay ay sobleeg yu sew ak yenn yi dinañ mën jël ci cantine yooyu jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy jaay ci étalage yi nga xam ne fii ñu ne defar nañ ci 70 juróom-ñaar fukk étalage war koo complété war ak yeneen 70 yoo xam ni ci deuxième hangar bi lay nekk incha allah mais li tax ñu ne nañ tàmbali ubbi marché bi mooy fekk marché bi ubbiwul rek du dund waaw
marché bi moom bu ñu ko defaree ni tëj ko it du bëri njëriñ moo taxoon ñu ñaan monsieur le maire mu autorisé ñu comme première tranche bi pare na ñu inauguré ko ubbi marché bi nit ñi commencé di ci jaay commencé di ci jëndante bu ko defee buy dund dinañu permettre ñu réaliser deuxième phase bi nga xam ni moo war a nekk fële ci ginnaaw moom itamit war a am lu mat 120 cantines ak yeneen i commodité yoo xam ni moom lay àndal incha allah loolu daal moo tax ñun ñëpp ñu war a bokk wax alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant yàlla mi ñu may kartan ak taxawaay ba ñu def loolu ak suñu partenaires yi ma cité léegi ak yeneen partenaires yoo xam tamit ñu ngi fi toog ñu mel ni waa banque BESI benn banque sénégalo-sahélienne bi nekk pour l'investissement et le commerce bi nekk fii ci mairie seen directeur yebal na collaborateur am adjoint mi nii toog di monsieur Mané waa PAMECAS ragal naa ne bu ñu fi nekkul it seen représentant mi ngi fi ñoom itamit dañ ne woon marché bi intéressé na leen pare nañu pour accompagner commerçant ak commerçante yi nga xam ni ñoo fi nekk di liggéey ak yeneen banque commerce yoo xamante ni yi ci bëri dañu intéressé wu ñoom itamit ci activité marché bi bu ko defee yaakaar na ni ñun ñëpp bu ñu jàppaloo suñuy loxo incha allah dinañ relever défi boobu nga xam ni mooy défi faire du marché de la cité ouvrière là le marché en tout cas le plus moderne de Thiès incha allah monsieur le maire yal na yàlla jàppale ñu taxaw ñu ba ñu réaliser loolu asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh. dalal jàmm di toxtal sama nuyoo ak sama cant ci ñi nga xam ne ñoom a jiitu woon te wax li ñuy wax te wax ji rafet tabaarakàlla mu mel ni kon tey jii sax mënoon nañu épargne moo bay jël parole ndax ki nga xam ne mooy suñu jarbaat di suñu doom bi ñuy waxtaanee ak moom démb ca bureau ba foofu ci ni nga xam ne noonu lañ doxalee coopérative bi noonu la ñu entamé projet wu marché bi daanaka moom pratiquement wax na ko ni mu ko war a waxee liggéey bi nag liggéey bu métti la woon effectivement amoon bariwul na ay difficulté bari na ay gàllankoor mais nag wéetuñu si woon parce que dañu àndandoo ak les autorités administratives régionales ànd également avec les directions ak services techniques yi nga xam ñoo ne fi ci gox bi et àndandoo également ak yi nga xam ne moom moo ñu soutenir wax na ko tout à l'heure financièrement et techniquement muy suñu mbokk mi élagement Sombey waaye aussi ak l'architecte bi nga xam ni Mamadou Niang architecte bi nga xam ne moo nekkoon président wu de l'ordre des architectes nekk Dakar moo ñu boole woon ak moom muy Abdoulaye Sène mi nekk architecte diplômé DPLG nekk aussi professeur à l'école polytechnique de Thiès et mu yombal na ñu lu bari parce que architecte boo ko liggéey loo fay ko lu bari te ñun amuñoo dara pratiquement parce que coopérative bu ko xam bu baax finalement ba ñu joxee kër gi ba pare et gars yi ñëw ñëpp dafa nekk noppal bu nekk et effectivement parce que suñu projet initial moo doon chimino bu nekk ñu yokk kër fii ci cité bi et suñu programme initial d'abord 451 logements la woon mais la demande était tellement forte que finalement dañ ko mujj augmenter ba léegi daanaka ñu ci ay 600 wala 700 habitants 700 logements. alors am na ñu ko wax tout à l'heure pour dëkkal bi ak utal ko fu muy jaamoo suñu boromam muy jàkk ji waaye aussi foo xam ne fii ndaw yi aussi dañ fa dem di fa sàkku xam-xam muy école bëre et aussi ñu dem ba ci biir ñu ne marché bi il faut que ñu créer ko parce que sàkkaloon nañ ko benn place ni ñu sàkkale yeneen établissement yi place donc il était question que effectivement ñu mën a entamer la construction de ce marché là marché bi nag construire ko dafa am fu mu ay jaar-jaar sur le plan administratif am na ay dossiers yoo xam ni il paraît que ñu ko constituer pour mën a am autorisation bien arrêté d'autorisation de construire loolu nag amoon ay jaar-jaar yu bëri presque ay 6 à 7 mois dox nañ ko ndax il faut que jokkoo ak waa urbanisme jokkoo ak waa cadastre jokkoo ak impôt et domaine foog nga dem également protection civile mooy waa sapeurs-pompiers foog nga dem également la direction de l'environnement ñoom ñëpp ku si nekk am na mu war a gëstu ci biir dossier ndax boo xam ne fii dañ koy ay mbooloo di fa daje il faut que maintenant ñu sécuriser leen. waaw comme ni ñu koy faree waxee ñun alors on apprend toujours de ces erreurs dañu gis ne yeneen marché yi dinañ dégg dinañ am ay gàllankoor ñu ne loolu daal si li ñuy def conception bi dinañ ko ci sóoraale donc ñu waxtaanee ko maintenant ak waa UNACOIS ñoom it ñu wax ñu naka ñu gisee marché ñu dugalaale ko encore ci liggéey bi nga xam ne doon liggéey architecte bi également ëmbaale lool ci biir liggéey bi noonu daal la ñu def ba finalement
tey jii ba léegi ne dañuy inauguré marché bi dañuy inauguré marché moo tax tey jii xam naa ne wax yi dootul mën a gudd trop noonu du assemblée générale loo xam ne dañuy def dañuy wax historique bi daal moom bu ñu koy nattee dañu naan moo coopérative ñoom ñu bokk juddu parce que bi ñuy weesoo plan bi dañu xàll benn période bi nga xam ni effectivement fa ñu war a construire la mosquée l'école et aussi le marché donc tey jii mbooloo mi imaam ñaan ko léegi ñu ngi ñaan yàlla lii nga xam ne moom mooy marché bi ñun ñëpp ñu mënuloo ko te itam on considère que effectivement fi mu nekk bii tey gis nii moom mooy la première tranche ferme parce que dañ ne marché bi war a jëm ci rez-de-chaussée bi dinañ dem ba si biir suñu ambition yi ñu yóbbu ñu def ay étage de l'autre côté mais kooku tolloo buñ si te buñ si tolloo dinañ ko xalaat mbooloo mi wax nañ te ñu fan maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a wax